asalaamaaleykum mbokku téléspectateur u Infos Rewmi asalaamaaleykum mbokku internet yi rawatina waa diaspora tey nag comme ni ñu koy baaxoo defee saa su nekk rek ñu ngi dalal ki nga xamante ni moom mooy Ibrahima Diagne Ibrahima Ndiaye nag nekk juriste nekk consultant en même temps aussi tamit nekk professeur ci daaray kaw yi rawatina fële nga xamante ni kat moom mooy ca université bu institut d'entrepreneurship et de gestion muy ñu tippee ko li nga xamante ni moom mooy ISEC. Monsieur Ndiaye ñu dalal la bàyyee nga nuyoog mbokku téléspectateurs yi masawu doomu aadama yi nga xamante ni jàngoroy coronavirus gi fi mu toll nii yaakaar naa ne lëmbe jëna àdduna. merci maa ngi nuyu waa Infos Rewmi yëpp di nuyu seen ay followers seen ay téléspectateurs di la nuyu yow Maley pour le travail que tu es en train d'abattre di masaw aussi àdduna di masaw surtout Sénégal ak Afrique nga xamante ne bariwuñu doole ci lii nga xamante ne jàngoro la bu fi wàcc ñuy delloo xel yi di wax ne nañu yaakaar nañu gëm te topp digle yi nga xamante ne fajkat yi ñu ngi koy joxe ci wàllu set ci wàllu doxalin benn noppi nag ànd ak ngëm bañ a verser dans l'alarmisme maanaam tasaaro ou bien yuuxu yu métti affaire yooyu donc yàlla dina ko saafara incha allah dina weesu ba ñu koy nettali. ci jàngoro jooju sax tey ci la ñuy wéyale li nga xamante ni moom moo nekk suñu waxtaan ndaxte gis nañ ne fii ci réew mi ak ci bitim réew jàngoro ji dafa am ay secteurs yi xamante ni laal lañ ko lu ci mel ni li nga xamante ni moom mooy économie li nga xamante ni moom mooy social rawatina tamit ci li nga yëngu mooy njàng ak li nga xamante ni moom mooy jàngale tey nag nit ñi fi mu toll nii xëy na bàyyiwuñ ci xel ndaxte dem nañ bay xalaat ne est-ce que sax bu jàngoro ji continuer ñaanuñu ko yàlla mais est-ce que li nga xamante ni moom mooy année blanche war na mën a am war a mun a am tey ñu toog ak kenn ko xamante ni day xelam màcc na ci loolu muy yëngatu ci loolu ñu bëggoon nga indil ñu ci say leeral ak sa xalaat. waaw merci beaucoup jërëjëf lu jar xalaat la nag lu jar xalaat la parce que bu ñu demee ba nga xamante ne président de la république ci waxtu wi ñuy wax ni bind na assemblée nationale pour ñu dolli ko doole mu am kattanu continuer état d'urgence bi ba nga xamante ni donc day gën a yàgg lii ni doxal aussi réew mi ci loo xamante ne coobare boppam lay doon moom mooy loi d'habilitation bu koy permettre donc muy jël ay décisions administratives bu boppam di doxal réew mi ça veut dire que donc yëf yi xóot na. ñëpp secteur yëpp am nañu ay problème mais secteur bi ñu gën a jaaxal ñun ci suñu wàll moom mooy secteur njàng mi parce que jàng dafa sori dafa commencé ci école maternelle dem ba université alors bu ñu demee nag ba nga xamante ne xale yi nee nañu leen bu kenn demati ci école yi parce que bëgguñu dajaloo bu métti bi benn pexe rek moo fi des mooy li ñuy wooyee enseignement à distance jàngal nit ki fekk bokku leen fi ngeen nekk nit ki toog këram mën a jàng nit ki mën a dugg ci biir bureau mën a jàng nit ki mën a toog ci taatu garab mën a jàng te ki koy jàngal waxtu wi mu koy jàngal mu ngi jàngal yeneen i junniy doomu aadama yoo xamante ne ñoom ñoo bokk li ñuy jàng loolu la ñuy wooyee enseignement à distance anglais yi ko commencé tudde ko e-learning jàngale boobu nag am na Sénégal mais doxalin bi moom mooy wuute pour que mu mun a doon lu nga xamante ne amal na nit ki njëriñ du ne rek da nga naan am naa télévision par exemple mbaa am naa WhatsApp am naa beneen réseau social boo xamante ne mun naa ci jàllale njàngale bi xale bi koy jàng mbaa mag mi koy jàng comprendre njàngale dafa laaj waxtaan kiy joxe xam-xam bi ak ki ñuy jox xam-xam bi dañoo war a mën a weccoo su fekkente ne nag weccoo amu ci mais kiy jàngale day toog fi mu toog wax li mu wax kay jàng toog fa mu toog déglu li kiy wax bu comprendre baax na bu comprendrewul baax na njàng moomu dafay sooxe te méthodes yi ñu am ci Sénégal yëpp ñu koy wane ci ay télévision ak yeneen méthode yëpp benn méthode boobu kese la ñu am mooy bi nga xamante ne dañuy enregistrer kiy jàngale moom mu wax li muy wax ci njàngale mi bu paree ki koy jàng jot ko ci télé mbaa mu jot ko ci téléphone am mbaa mu jot ko ci ordinateur am mbaa mu jot ko ci tablette am bu ko comprendre xayrun bu comprendrewul xayrun donc foofu am na fu mu sooxee méthode boobu la tubaab wooyee enseignement à distance par la méthode asynchrone mooy que nit ki jàngale ak ki ñuy jàngal mënuñu waxtaan ñoom ci seen biir mënuñu déggante ki comprendrewul du mën a wax ki koy jàngal ne ko comprendre ma expliqué waat ma lii nii
beneen méthode bi nga xamante ne nag vrai professionnels yi yiy def enseignement à distance moom la ñuy utiliser moom la ñuy wooyee méthode synchrone. Méthode synchrone mooy méthode bu nga xamante ne nit ki day nekk Dakar di jàngale ki muy jàngal nekk fenn ci àdduna moo xam fu mu munti doon ci àdduna day def coursam Dakar kooka nekk Djibouti par exemple di ko suivre mais bu comprendrewul ci li mu jot a wax léegi da koy envoyer question def ko naan monsieur dellu sul ci li nga expliqué léegi parce que fii ma toog ni Djibouti comprendre ma dafa am benn bruit bu fort bu fi romb moo tax dégguma woon li nga doon wax professeur bi day gis li kooku wax soit daf ko bind mbaa mu wax ko léegi bu gisee question boobu day taxaw ne suñu diw bi nekk Djibouti nee na comprendrewul passage bi ni donc il faut ma dellu soit ci ñëwaat expliquer ba kooku ne ko comprendre na envoyé ko benn pouce mbaa mu envoyé ko ok mbaa mu ne ko merci monsieur mu door a jàll ci leneen méthode boobu mooy jàngale dëgg enseignement à distance mënuloo def enseignement à distance te amuloo une méthode synchrone léegi nag boo demee ba mu leer la ne jumtukaay yi ngay yore mënula jox méthode synchrone bi mooy interactivité waxtaan ci bi ngeen nekkee di jàng ak di jàngale mën nga yem ci asynchrone mais boo yemee ci asynchrone il faut nga dolli ci leneen li nga ciy dolli mooy que il faut nga ubbil xale bi jàng mbaa ñi nga xamante ne ñoo bokk li ñuy jàngale benn forum bu nga xamante ne dinañ ci mën booloo di ci daje di ci échanger ay questions di ci poser ay questions yi ñu comprendre woon ci cours démb bi ki jàngale ñëw lire cours yooyu question yooyu répondre ci deuxième jour bi mais xam nga loolu temps bi muy jël bokkewu ki nga xamante ne boo comprendrewul léegi da nga koy interpeller ne ko monsieur comprendre ma fii moom mu dellu si waat ci donc explication loolu moom moo tax ñu ni ñaari méthode yooyu moom mooy def enseignement à distance méthode synchrone mooy bi nga xamante ne dafa am interactivité donc kiy jàngale day mën a waxtaan ak ki muy jàngal quelle que soit distance bi méthode asynchrone bi mooy bi nga xamante ne moom la ñu gis léegi ñu koy def ci Sénégal ñuy def ay enregistrement yu nga xamante ne élève bi bu amee chance ñu ne ko telle heure la émission bi di commencer mu ñëw toog ci waxtu woowu kenn dérangé wu ko mu am xel ak teeyu déglu dina comprendre mais bu amee lu ko ci rëcc rek dootul mën a dabu looloo tax ñu ni ñaari méthodes yooyu il faut que ñu développer ko mais bu ñu koy développer aussi il faut que nit ñi nangu dugal xaalis bu doy parce que méthode synchrone bi dafa cher ñi ko def mu nekk UVS Université virtuelle du Sénégal ak ISEG boo leen laajoon tey li ñu investir ci xaalis pour yegg si ci niveau boobu noonu dinañ la wax ne ay milliards la ñu dugal léegi nag looloo fi des bu fekkente ne aussi bakkan daf ci war a mën a rot ñu ngi koy ñaan yàlla te du fi am bu fekkente ne jàngaro ji mu ngi law ñuy aaye mbooloo yi il faut que aussi au même moment ñuy aar ñiy jàng ba nga xamante ni dinañu mën a toog seen kër waxtu jàng bu jotee ñu toog jël seen téléphone branché ci ay écouteurs def ci seen nopp jàkkaarloo ak seen professeur muy expliquer ñoom bu ñu comprendrewul ñu tapé message envoyé ko professeur bi nag léegi il faut ñu préparer ko ci loolu ñun suñuy professeur au niveau de l'ISEG dañ leen defal ay séminaires yu bare ci gestion de temps réponse yi naka nga koy defee ndax question réponse nga war a def ou bien groupage nga war a def donc technique groupage ngay def parce que ki nekk Ourossogui di poser question yëgoowul ak ki nekk Ziguinchor te mun nañoo bokk li ñuy poser question ki nekk Kédougou di poser question yëgoowul ak ki nekk Bambilor te ñu bokk même question bi léegi yow mi jot question yooyu yëpp yow yaay def groupage nga ne ñii seen problème mu ngi aju ci telle partie wu cours bi léegi soo defee sa groupage mën nga jël sa stylo nga noté après léegi nag booy def question da ngay booy def réponse nga répondre ñëpp en fonction de leur préoccupation mais daal li am ba des mooy ko jot na ISEG bi mu koy commencé nit ñi dañ doon wax naan lii ay yëfu tubaab la ay nangam dugg na fi génn fi tey jii nii ñëpp d'accord nañ ne loolu moo ñu ci mën a génnee donc bu ñu génnee ci lii il faut que képp ku yore école moo xam maternelle la ba université il faut que nga xalaat système bu nga xamante ne di nga mën a am un système d'enseignement à distance boo xamante ne méthode synchrone ngay utiliser mooy interactivité
jàngalekat bi di mën di weccoo ak ki muy jàngal ci tàng bi amul xaar ba suba amul envoyé waat beneen émission loolu buñ ci arrivé rek dinañu mën a régler lu bare ci réew mi d'autant plus que ñun bariwuñu nit ñi bariwuñu ay à peu près 15 millions d'habitants c'est pas une grande population. gis nañ tey doomu jàngoro ji ni muy propagé wu fi mu toll nii ci diwaanu Sénégal rawatina fi nga xamante ni moom mooy Dakar mun nañoo wax ndax boo gisee li nga xamante ni moom mooy xale yi jëlee na leen ci école yi ne leen ku ci nekk nga dem toog sa kër mu nekk lu xamante ni toog ndéggandiku la du vacances nekkul lu xamante ni tamit dañ ci war a profiter pour jéem a xoolaat seen i kaye xoolaat tamit li nga xamante ni moom mooy seen i leçon tey ñu toll moment boo xamante ni xëy na année bi li ci des bareetul. Est-ce que yomb na fi mu toll nii ñu sauver li nga xamante ni moom mooy année bi. oui année bi li ci des bareetul en fonction de ni mu doon demee mais année scolaire année universitaire programme la ça veut dire que bu fekkee dara amul programme yi dañ ko doon jeexal mois de juillet def examen mois d'août ça ne pose pas de problème mais bu fekkente ne problème am na ñu continuer njàng mi dinañ ko décaler. moo xam muy Sénégal la moo xam muy France la moo xam muy feneen la léegi ci information yi maa ngi lire kaawu France ñu ne ñoom seen bac ils sont obligés format bi ñu doon utiliser sax il faut que ñu dugal ci contrôle continu donc il faut que changement am ci seen bac ñoom en France ren ñun aussi bu ñuy def suñu ay examen il faut que ñu reculer ko parce que il faut que ñu bàyyi nit ki kantom bi mu war a am mooy maanaam jàngale bi ñu koy jàngal lim ci war a jàng am na nu ñu koy nattee dañu naan par exemple boo ko xaajee ñetti xaaj yi bu xesee ba jàng ko war naa mën a def examen loolu buñ ci yegsee fekk mu tombé mois de septembre mbaa mu tombé mois d'octobre amul benn problème war nañ mën a organiser examen yi foofu ba noppi dabu jiwaat at ma ca topp ba nga xamante ne peut-être sur 2 ans dinañu mën a rattraper waat donc suñu calendrier normal mais mënuloo wax ni école juillet lay tëj nit ñi toog nañu ñaari weer mbaa benn weer jànguñu mais ba léegi juillet lay tëj non da ngay reculer donc say examen te loolu war nañ ko mën a def et je crois que ministère de l'éducation nationale li ñuy wax BIC mooy ñi nga xamante ne ñooy def 6e ba terminal ñoom xamal nañu ni quelle que soit situation ñoom dinañu jàngale ñu ngi koy def actuellement ni ci télé école dinañu def aussi examen yi bu waxtu wa jotee léegi nag ndax même période bi lay doon loolu xam nañ ne du mën a nekk ce qui veut dire donc dinañ ko della gannaaw dinañu reculer date bi mais lu ci munti am mooy que il faut que nit yi ñu organiser ba nga xamante ni année bi kenn du ko perte parce que benn année boo perte ci formation nit waxuñu la xaalis bi nga ci voté woon bi nga ci dépensé bi ci famille yi dépensé loolu mënuloo ko calculer mais dundu nit ki ci boppam année boobu noonu daf koy dabu di ko dabu ba muy gaañu ba muy décédé ça veut dire donc il faut faire tout pour que mu bañ a am te am nañu ay moyens parce que 21e siècle la ñu nekk aujourd'hui bande passante bi jaar Sénégal fibre optique ak li fi nekk ci capacité de connexion ak concurrent yi fi ne ak waxtaan bi mën a am ci diggante gouvernement ak ñooñu opérateurs yooyu noonu pour que internet bi nekk à la disposition des gens def ba nga xamante ne donc nit ñi dinañu ko am ci nu mu gën a yombee war nañu mun a organiser année boo xamante ne du doon année blanche te nit ñi dañu jàng bi ñu war a jàng. télé école mu nekk lu xamante ni xëy na bu fekkee ne lii nga xamante ni moom mooy feebar bi dina dox ci kanam tuuti xëy na mu nekk lu xamante ni moom lañu war a indi teg ngir xale yi di ci nafar mais mu nekk lu xamante ni du xale yi kese ndax ñi nga xamante ni ñooy parents yi rawatina jigéen ñi xëy na boo xoolee mère de famille ñoom ñoo gën a pousser xale yi sax pour ñu nga seen njàng pour ñu yor ko ana tey ban message ngay lancé diggante xale yi nga xamante ni ak seeni parents parce que gis nañ ne bi nga xamante ni décrété na li nga xamante ni kat moom nañ toog ndéggandiku ngir bañ a dem jàngi école ndax rassemblement yi la ñuy bañ xale yi gis nañ ñu ci bëri dañoo commencé di jubiler xam nga di ree mel ni affaire bi dañoo jël vacances alors que affaire bi nekkul loolu. merci beaucoup d'avoir dit cela bon de toute façon nag ñi doon fecc di tëb di dal nekkuñu ay xale sax ay magum jëmm lañ parce que ku nekk université bu ñu la fekkee foofu ñu nommé le ministre kenn du wax parce que ay am nañu ay ministres yu demul université donc ay kilifa lañu alors. benn lecture rek nga ci am mooy que li ñu leen yanoon diis na parce que njàng dafa métti toog sori sa famille dafa métti toog ci benn néeg bu tuuti dafa métti xëy na loolu lañ ko jàppee woon mu nekk souffle mais ñoom xam nañu lan moo leen yëkkati
étudiants yi xam nañ lan moo leen yëkkati xam nañu ne jàng moo leen yëkkati te jàng la ñu choisir. Pourquoi dama koy wax tout le temps dama leen di wax ma ne leen bu ngeen toogee fii ñu nekk ci faculté de droit bi ngeen xool fële ne maa ngi gis géej gi man fi ma toog yaa ngi gis ay nit yuy daw di déplacé wu di dem di ñëw di yanu ay weñ ñooñu seen doole la ñuy béy pour dugg ci làmb ji dem bëri ji mbaa ñu yegg ci ring yi dem def boxe mbaa ñu dem football yi. yéen bu ngeen toogee fii nii ci biir climatisation nit toog ci seen kanam di leen jox xam-xam seen bopp lay liggéey ki nga xamante ne doole lay béy ci doole la yaakaar pour dem yéen yaakaaru leen doole seen xel ngeen yaakaar donc liggéey leen ko parce que arrivera un moment bu nga xamante ne borom doole bi bu jaaxlee day daw dugg ci biir këram tëju borom xel mi ñu doon tàggat lay woo téléphone moo xam ndax docteur bi la. moo xam ndax avocat bi lay doon moo xam ndax ab juge lay doon moo xam ndax keneen lay doon mais tey jii firndeel na ko ñaari nit yi ñuy gën a tudd ci àdduna ci jamono ji ñu toll ni moom mooy Messi ak Cristiano Ronaldo kenn déggatu leen ñoom ci seen bopp ñañu bokkaloon classe ci âge bi ñu toll mën na am ñu nekk ay médecin suñu continuer seen relation tey jii nii Messi ci kooku la yaakaar Cristiano ci kooku la yaakaar day woote donc po baax na parce que industrie la day liggéey xaalis d'ailleurs ñiy fo sax secteur yooyu ñoo ëpp li ñu dugal xaalis ñiy gañe xaalis sport musique alors bu fekkente ne nag dem nañu ba nga xamante ni étudiant bi buñ ko ne jàng amul moom da ciy mbég. Là c'est là où l'on doit se poser des questions ban façon étudiant la ñu am ban type étudiant la ñu am un étudiant son souci mooy prof bi lu tax ñëwul mais ñu ne ko prof bi ñëwul mu tëb dal kontaan loolu c'est un questionnement bu ñu war a teg ci kaw mais nag mun nañ ko comprendre tout simplement ay kaf ay tooñante et tout cela mais boo gasee seen biir xel ñoom xam nañu ne jàng la ñu am amuñu leneen lu dul jàng donc njàng mi continuer moom moo leen ëppal njëriñ nga baal ma dolli ci leneen dama dégg président de la république mu def benn clé de répartition ci ndimbal bi nga xamante ni moom la bëgg a dimbalee réew mi mu joxe ay secteur d'activité mu ne ñu yore hôtel yi il faut ñu jox leen xaalis ñi nga xamante ni dañoo nekk ci presse bi il faut ñu jox leen xaalis mu ne ñi nga xamante ne dañoo nekk ci pomi aussi affaire culture parce que loo ci munti dégg ci suñu réew yi nii culture boo ko waxee musique danse la gi nit ñi di gën a xalaat mu ne ñooñu aussi il faut ñu jox leen ci xaalis bi ma toog ba mu yàgg liste bi jeex ma ni mais moom président de la république moom moo bind PSE mu ne biir PSE am na ci benn partie bu nga xamante ni dama bëgg ñu utiliser ko pour namm xelu sénégalais yi tabax leen former leen ba ñu nekk un capital humain bu nga xamante ni Sénégal lépp lu fi am waa Sénégal war nañ ko mën a gérer seen bopp donc loolu njàng lay doon mu fàtte njàng mi xaw ma daf ko fàttewul daf ko tëb ou bien en tout cas daal boolewul njàng mi ci li nga xamante ne daf leen war a jàppale te au même moment moom ñoo ñu nekk ci musique bi ak danse bi ak seen ay portrait di liggéeyal seen bopp di encaisser pour seen bopp moom dénku leen kenn c'est-à-dire que amu ci kenn ku mu wax ni ko defal ma liggéey bii nii ñi nekk ci formation bi la jël lu tolloog fukki junniy nit ñu nekk ay sénégalais comme moom mu tasaare leen ci biir université privée yi ne leen jàngale leen ma ñii parce que forme jàngale bi ñu bëgg xëy na université yu anciennes yi mooy classique yi du ñu koy jàngale amul benn université booy dem Sénégal ñu jàngal la fa ay transport logistique ak yu kenn xamul yooyu noonu ay banque amu fi donc c'est formation professionnalisante université privée yi ñoom ñoo koy def te xale yi moom la ñu bëgg moom mu fekk si leen ci ne leen dinaa leen envoyer foofu di leen fayal non seulement amel na nit ñi xaalis université privée yooyu amel na leen xaalis fayu leen ko mu ngi ko téye mais bi mu jëlee li nga xamante ne yaakaar na ne daf ko war a jàppale nit ñi sonn génnee na leen ci dimbal boobu looloo tax ma bind benn article ma ni nit ñi naajuñu la pour nga boole leen ci sa séddale
waaye boo amee lu doy bay séddale balaa ngay maye nga fay sa bor mënuloo jàkkaarloog nit ki kër ameel ko bor chaque jour ay nit di dugg sa biir kër ngay séddale di maye ba noppi moom mi nga jàkkaarlool ameel ko bor nga bañ ko fay borom parce que aussi atte dafa laaj wax dëgg mais wax dëgg aussi dafa neexul parce que bu la arrangé ça t'arrange mais bu la arrangé wul peut-être ça peut te gêner mais na xalaataat loolu mu wax noonu bu demee ba war a wax ne culture ak hôtellerie dañ leen a war a jàppale jox leen xaalisu bu ñu dajale ñi nga xamante ne daf leen a dénk ay ndongo ñu leen di jàngal te mënuñu leen ñàkk a jàngal bu leen amelee bor na leen fay bor boobu noonu même bu leen mayul na leen fay rek bor boobu ñooñu ñu jéem a seet naka la ñu def parce que ay borom kër ñoo fa ne ay responsable ñoo fa ne ay nit yoo xamante ne seen salaire ak li ñuy liggéey la ñu yaakaar pour mun a daan seen doole sàmm seen ngor sàmm seen diine donc bu ñu leen beddee ci élan de solidarité boobu noonu fekk ñu amel leen alal dafay métti te il faut que mu am ku ko wax occasion bi ma am nag ci laa ko mën a waxe bindoon naa ko ñi ko liir nañu ko tontu nañu ci mais en tout cas il faut que jàng doon lu nga xamante ne moo jiitu suñu yonent daf ñu wax ñu jàngi lu mu gën a soree jamono jooju civilisation mandarine moom moo amoon mu doon wax ne bu dee da ngeen di dem ba Chine na ngeen fa dem pour uti xam-xam léegi tey bu fekkente ne xam-xam teew na il faut que ñi nga xamante ne ñoo toll ci jàng ñuy jàng ba fii ma toll nii maa ngi jàngal ay nit ñoo xamante ne ñoo ma mag mës naa am benn étudiant bu nga xamante ne dafa liggéey ba retraité wëlbatikuwaat ñëw inscrire en gestion des entreprises parce que nee na moom moo bëgg a gérer entreprise am dafa retraité ci diggi dooleem sentir na ne dafa am kàttan pour continuer donc dafay ñëw jàng si fac droit am nañu fa benn masterisant bu nga xamante ni mu ngi toll à 80 ans parce que à 75 ans la ñëw inscrire cas yooyu bu ñu ko amee Sénégal ñu mun ko wone xale bi nga xamante ne dafa toll ci jàng te xam ne jàng mooy def ci moom li muy doon ëllëg du fooy jàng looloo tax donc appel bi may def pour les étudiants ak képp koo xamante ne da nga toll ci jàng mooy que nga farataal ko parce que compétence moom moo lay téye fa nga ne waa ji ou bien ñi nga xamante ne ñoo créé info réew mi bu ñu bokkoon ak yéen ñi ndey ak baay te liggéey bi mënu leen ci dara bu ñu leen yéenee ba yéene leen dañ leen di dagal salaire mais liggéey bi bu jotee dañuy woo ko mën ñu jox ko ne ko dama nga liggéey ko parce que compétence encore une fois de plus moom la ñuy wër ci lu mu mun ci doon jànq bi lay fóotal ci boppam bu weeree ci nga koy apprécier mu paase teg nga apprécier ko ci paase bi donc du làmmeñ mbaa këyit CV mooy liggéey bu fekkonte ne loolu la dañu naan rek diw bu amee tel diplôme rek jël ko jox ko liggéey bi mu dem il faut que nit ñi xam ne diplôme c'est une présomption de connaissance mën nga lijjanti ba am sa diplôme yaa xam noo ko amee bu liggéey jotee la ngay liggéey produire ko moom la ñu lay juger moom lañ lay apprécier loolu moom mooy compétence te Sénégal comme ni ma ko waxee woon ci émission yi passé feneen ak feneen am nañu droit espérer parce que réew la mu nga xamante ni ci jamono ji ñu toll bu ñu rombee weexu ay feebar ak leneen am na avenir bu leer muy ci wàllu hydrocarbure donc ñi nga xamante ne dañu toll ci jàng il faut que ñu concentré wu ci am niveau bu baax nga xamante ne bu ñu waxee ñu xam ne ki wax boroom xam-xam la bu ñu bindee ñu xam ne ki bind boroom xam-xam la su boobaa dañu leen di xamee compétence su boobaa aussi dinañu mën a assumer ay responsabilités alors parents yi aussi il faut que ñu accompagner xale yi bind naa ko ci premier jour ba article ma ni leen nekku leen en vacances mais xale bu munti doon su fekkente ne da nga ko bàyyi mu libre ci fa la jëm donc parent bi mooy séddale temps wu xale bi waxtu wi mooy que yeewu na li muy njëkk a def mooy mu taxawu xale doomam sang ko ba mu set solution hydroalcoolique bi mu ngi fi mu defal ko solal ko ay yére ne ko nag fii ngay toog bu ko taalalee télé bi c'est tant mieux parce que dafa am benn période waxtu jàng bu jotee mu ne ko génnal sa kaye
bu munul lire mu sako jàppale ko bu fekkente ne mu ngi ay leçons yu mu àndaale mu téyel ko mu réciter ay leçons def ay exercice am waxtu fo bu jotee ñu des ci biir kër gi seen biir amul génn amul recevoir bu ñu ko jàppee noonu yàlla moom mooy teg nattu mooy tegee tiis moo koy tegee aussi quelle que soit la situation ki nga xamante ne moom nga yaakaar pour mu faj la mën ngaa jóg di dem di faju ji daje ku la ko tàggee parce que am na keneen kuy dogal loolu mooy li nga xamante ne donc moo si ne il faudrait que donc ñu mettre à profit confinement bi pour renforcer surveillance ci xale yi gën a xam naka la ñuy doxalee ak aussi renforcer leen par rapport donc à seen jàng ak leneen lu mu ci munti doon. mu nekk kàddu yu xamante ni kàddu yu am solo la kii nga xamante ni moom mooy Ibrahima Ndiaye yëkkati ko ci suñu waxtaan dañ koy bàyyi rek mu tàggatoo ak mbokku téléspectateurs yi. Voilà, merci d'abord maa ngi remercier rédaction wu Info Rewmi parce que maa ngi leen di suivre ci lu nekkul li kese biig rek maa ngi nekk ci seen fil d'actualité bi yi ngeen di poster vidéo yeeg yëpp di leen encourager parce que jamono ji ñu toll nii ci loolu lañ toll dématérialisation du support li ngeen ma doon laaj si léegi tii mu nekk e-learning yéen a ko njëkkee parce que amu leen télévision bu nga xamante ne dañu teg par exemple benn récepteur boo xamante ne day def 200 mètres ci kaw di tàkk guddi ñu ne fee mooy télévision Info Rewmi nangam mais lépp lu télévision di def yéen a ngi koy def ce qui veut dire donc que ci loolu la réew mi jëm dinañu dem ba nga xamante ne lépp loo soxla fi nga toog nga koy toog commandé ko ñu andil la ko le tailleur ci boppam war na dugg ci lii ngeen di def tailleur bi war na mën ne la yaa ngi sa kër yaa ngi tel dëkk nattal sa diggante mbagg ak mbagg bii nii nga wax ma ñaata centimètre la tegal centimètre bi nga natt ko ba ci sa poignet nga wax ma ñaata centimètre la nga toog fa mu toog yow fa ngay toog mu ñawal la fii nii yónnee la ko nga sol ko mu nekk donc sur mesure loolu yëpp ci dématérialisation lay nekk léegi il faudrait que nit ñi donc ñu xam ni loolu moo ne ni ngeen koy defee ci information yi aussi ngeen góorgóorlu pour uti xam-xamu journalisme kenn du ko for ku la wax ne la journaliste dañ koy former ci da lay nax c'est pas possible moo tax dans le code de la presse nee na ñi nga xamante ne yàlla daf leen a may ñu am xereñ ba liggéey ci ba wane ci seen bopp ba ñu xam ne mën nañu wax am nañ kàddu bi yàgg nañ ci aussi nañu ñëw ñu dolli leen li nga xamante ne mooy li nga xamante ne doo ko am ci bi mooy li nga xamante ne mooy partie académique bi ñu defal la ko defal la droit bi ngay def pour que nga mën a doon journaliste bu ñu tàggat bu mën a liggéey bi ni ñu ko yaakaare te journaliste dafa am liggéey responsabilité bu graw a graw je vous le disais tout le temps journaliste arbitre la journaliste lépp lu xew ci àdduna moom la ñuy xaar foo dégg nit ñi waxuñu tudduñu journaliste ça veut dire que le journaliste fait bien son travail quand il ne fait plus son travail rek gars yi commencé journaliste bi c'est parce que la nga doon xaar sa kër jotuloo ko te nit ñi liñ bëgg dafa yomb toog sa canapé taal sa clim taal sa télé lépp lu xew ci àdduna nga jot ko te bougé wuloo loolu journaliste rek moo ko mënal waa àdduna donc il faudrait que journaliste ñu jàpp ci bu baax ñu am volonté formé wu ñi nga xamante ne ñoo leen di embaucher aussi ñu mettre leen dans d'excellentes conditions parce que nit buy liggéey la muy liggéey il faut que mu mun ci sàmm ngoram sàmm ci diineem ba noppi dund ci dund bu war loolu moom moo tax toujours dañuy def appel pour que dans ce métier là que toujours ñu gën ko professionnaliser parce que chaque jour ñu lire lu nga xamante ne daf ñuy décourager dañu naan est-ce que ñun jàngale bi ñuy jàngale am na njëriñ mais boo demee ba ci biir da ngay gis ne ki ka def en réalité donc c'est pas quelqu'un koo xamante ne dañ ko formation bi ci waaw donc il faudrait que nit ñu jaxaw ci loolu aussi di jeexale aussi ci li xew ci réew mi mooy que nit ñi dolli di respecter consignes yi ba noppi delloo lépp ci yàlla parce que lépp lu ci mënti am aussi nii mu ñëwee mën na koo demee loolu la ñuy ñaan nu mu gën a gaawee mais mën na ko yàggee aussi ça dépendra ci comportement wu nit ñi donc kenn ku ci nekk na delloo si sa xel xam ne li ñu lay aaye nga def nekkul pour ñeneen ñi mais pour yow ci sa bopp la li ñu lay sant nga def pour yow ci sa bopp la nekkul pour ñeneen ñi bu ñu doxalee noonu yàlla baax na xëy na dinañ ñu ci génne le plus rapidement possible je vous remercie. Merci.